أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى. أحييكم مباشرة من مطار أم التونسي مطار نواكشوط الدولي، حيث يتواصل تباعا توافد ضيوف موريتانيا القادة الأفارقة ورؤساء الوفود العرب. هذه اللحظات طائرة مالية من جمهورية مالي الصديقة والشقيقة لبلادنا، وتحمل على متنها رئيس جمهورية مالي سيد إبراهيم بوبكر كيتا، الذي حرص هو الآخر على أن يلبي دعوة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز لحضور هذه التظاهرة الوطنية الهامة التي تستعد موريتانيا غدا لإحيائها هنا في موريتانيا. تعلق الأمر بتبادل المهام بين رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية المنتخب ورئيس آخر منتخب في مشهد ديمقراطي هو الأول في موريتانيا. رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز يتقدم من قاعة أشرف صوب سلم الطائرة استقبالا لضيف موريتانيا رئيس جمهورية مالي السيد إبراهيم بوبكر كيتا. مراسيم الاستقبال هنا تبدأ عند سلم الطائرة بتبادل التحايا والتهانئ والتبريكات، ثم بتحية القادة العسكريين، ثم الاستماع لنشيد الاتحاد الافريقي احتفاء بهذه التظاهرة، ثم استعراض لوحدات تشكيلات من عسكرية جاءت لتأدي تحية الشرف. بعد ذلك يصافح القادة أعضاء من أعضاء الحكومة الشخصية والشخصيات المدعوة لاستقبال الضيوف. جمهورية مالي واحدة من دول غرب افريقيا، وهي لا تتوفر على منفذ بحري، لكن نهري نيجر والسنغال يعبران أراضيها الجنوبية حيث تعيش غالبية السكان، وترتبط مع بلادنا باتفاقيات عديدة وهامة، وقد شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين في الفترة الأخيرة طفرة نوعية طالت مجالات تنموية كثيرة جدا. استفاد شعباء البلدين من ريع هذه الاتفاقيات. لحظة انتظار أن ينزل الضيف مكرما معزا في موريتانيا الجمهورية الإسلامية الموريتانية. بكر بيلبا باللهجة بولار. الله جارما مختار بابا مسيبة تدوب مودو ليدي مالي إبراهيم بوبكر كيتا joni so Allah jabi mo jippo e lana diwa makko mawdo leydi ndi Mouhamadou Abdoul Aziz kañumnene ari joni jaɓɓade mon wonde gardiɗo jagorde de Mouhamed Salimul Béchir e jagorde keddiɗi ɗe e hohoɓe laamu kanko mawɗo leydi Mali. Eɗen gandi Mali kam e hakkude mo Mauritanie ko enɗam mawgam woni ɗon ko ɓiɓe yummiraɓe kadi ko hoddiɓe ko ɗum saabi kala ko kewi Mauritanie Mali kam min sikki kañumnene no foti dillude. Kanko mawɗo leydi Ibrahima Boubacar Keita o mono jippo joni mawɗo leydi nen Mouhamadou Abdoul Aziz jaɓɓomo ɗo ene o ari ko tawtorede pilgol lamɗo men kes Mouhamadou Cheikhou Khazani. Ibrahima Boubacar Keita ene wonde Mouhamadou Abdoul Aziz, ɗum noon mi totta konngol tanja kañum nen feccirano ɗemngal soninke.
a jarama Boubacar Baylaba kunno ñani marimu har kelenki o wa khibaru nga o wi wa kinyandir khawa igan khawa mo gobe gelli suba be man kange be go maga wa wura kampita berabe ga khili umutunisi o jamane ni make Muhammad Boul Abdul Aziz ke wati lamani kundu ken lamulle agema i kapalle ma imen jangi khawanca i tagalle ma agani Ibrahima Boubacar Keita agani Mali tunka jugong yo ado mortani sorba khoro do kura yugo binu be gada batenga bire kebe aga yanka bakka horan kampita birake wa kura yugo nga i haga siga dangani na daroti ke riebe agara dabari humbane Allah do ngaka maga jungana tawene wa ke na khade be ga sitini wa tunka jugo kurumba kebe gore ta ko agal hawda khazwani yo kembo banani akem Boubacar Keita akem Ibrahima Boubacar Keita aga bakka mari jamane nga tunka nyugo gani wa me janga khoti adu tagalle mo khoti wa adu mortani onaga yo jokilla ngaba o wi inaga jamal ko karagi be ge khilije sahili awaka hiniwa kenga daga khadi malini jaman korea a population ngabe ngani gollu ko daga mo be adu gembe ke ona tirinka mbokku téléspectateurs yi ginnaaw bi ngeen dégloo bàkk bi nga xamante ni moom mooy bàkkum réew Mali njiitu réew mi Mohamed Ould Abdel Aziz dalal na naataangoom doomu ndeyam Ibrahima Boubacar Keita di njiitu réewul Mali di fàttali ne Mali ak Mauritanie bëri na la nga xamante ni bokk nañ ko mu di dox jàmm ci diggante ñaari réew yi dox jàmm ci diggante li nga xamante ni moom mooy réew yi seq G5 Sahel mu di réew yi nga xamante ni dañuy lutter contre li nga xamante ni moom la ñuy woowee terrorisme bokk nañu lu bëri la nga xamante ni tey jii jàmm sax na ci seen diggante ñaari réew yi ndax bu ñu nee Mauritanie ne Mali ndax boo demee ci biir Mauritanie doomi Mali yaa nga fa boo ñëwee fii doomi Mali yaa ngi fi boo demee fële ca Mali doomi Mauritanie yaa nga fa te ku nekk ci ñoom nag tey jii jàpp ne moromam benn réew la mu doon la nga xamante ni am na solo lool li koy firndeel mooy dal bi nga xamante ni dalal nañ ko invité bi nga xamante ni invité nañ ko fii ci biir réew mi mu daal dee ñëw ànd ak délégation bu takku ci bi mu ñëwee nag am na ay kàngam yu bëri yi nga xamante ni ñi ngi fii gunge ki nga xamante ni mooy suñu jiitu réew Mohamed Ould Abdel Aziz ngir ñu dalal ko mu di mbégte lool nag ak bànneex ci li nga xamante ni ñoo ngi koy dund fii ci aéroport bi nga xamante ni moom mooy aéroport Umtounsy gis nañu suñu naataango yeneen réew yi ñëw nañu di firndeel encore ne li nga xamante ni moom mooy wàllu diplomatie président bi di Mohamed Ould Abdel Aziz dox na ci lu am solo lool jéego yu am solo lool muy lu jur jàmm ci digganteem ak yeneen réew yi moo tax nag tey ji bi mu wootee ñëpp ñëw wuyu si ko mu di bés bi nga xamante ni comme ni ma ko yàggee di ko wax bés la ba nga xamante ni dinañ ko fàttaliku ci taarixu réew mi di bés bi nga xamante ni ci la ñu fas yéene jox leng yi kii di suñu président bu bees bi di Mohamed Cheikh Ould Ghazouani suba lay doon fële ca palais de congrès bi nga xamante ni moom la ñuy wax palais de congrès Mourabitoun bu bees bi mbokk yi ma jox Boubacar Baylaba mu dikk ak yéen ci kàllaamay nasaraan di leen fàttali ne lépp la nga xamante ni xarala la télévision bu Mauritanie génne na ko déployé na ko ngir rafetal bés bi ngir taalal bés bi waaye tamit ngir wan leen lépp la nga xamante ni dañ koy dund fii ci biir aéroport bi mu di tey nag ba suba incha allah lépp luy xew ci biir réew mi ci mbégte ak bànneex bi nga xamante ni doomi réew mi ñëpp ko fas yéene ànd bokk di ngeen ko jot ci télévision bi. Merci beaucoup Léna Dieye, Madame, Messieurs, bonsoir. Nous sommes en direct depuis l'aéroport international Nouakchott Oumotounsi où le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keita, est arrivé tout à l'heure. Il a été chaleureusement accueilli par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, accompagné du Premier ministre, M. Mohamed Salem Ould Béchir, et plusieurs membres du gouvernement. Président, depuis 2013, Ibrahim Boubacar Keita a été réélu pour un second mandat. C'était en août 2018. Les élections législatives prévues en novembre 2018 ont été repoussées, devraient avoir lieu avant la fin de l'année 2019. Entouré de 7 pays, le Mali a développé une diplomatie favorisant l'intégration régionale et continentale.
membre fondateur de l'Union économique et monétaire ouest-africaine IMOA et de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Le Mali a été le premier pays à ratifier l'acte constitutif de l'Union africaine. C'était en 2000. Il est également membre du comité de mise en œuvre du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD, de la communauté des États sahélo-sahariens SENSAD et du G5 Sahel. Évidemment, je passe le micro à mon collègue Saïd. ميرسي ابو بكر، شكرا ابو بكر بيلبا. طبعا نحن كان يعطيكم بعض المعلومات والمعطيات حول مالي وحول رئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا الذي يدخل مع رئيس الجمهورية الان في قاعة الشرف لاجراء سلسلة من المباحثات وللاستراحة قبل ان يغادر باتجاه مقر اقامته. اذا مالي هي عضو في مجموعة الخمس في الساحل، هذا الاطار الاستراتيجي الذي أنشئ بعد تنسيق بين رؤساء الدول المعنية بهذا الإطار، وبعد أن تم وضع خطة لمواجهة التحديات التي تعرفها المنطقة وشبه المنطقة عموما. هذه إذن مشاهد من الرئيسين، رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز وضيفه الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا. حتى الآن وصل كل من رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس غينيا بيساو جوزيف ماريو فاز ورئيس تشاد إدريس ديبي إتنو، رئيس غامبيا آداما بارو، رئيس غينيا كوناكري ألفا كوندي، رئيس كونغو برازافيل دينيس ساسو نغيسو، ورئيس النيجر محمد يوسف، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية ونواب وزير الخارجية وممثلي لعدد من البلدان في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والقارة الإفريقية. مختار بابا، لديك إضافة؟